bi fii ci Ndakaaru ab daal moo daanu ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ak ñeneen ñoo ci amee ay gaañu màggalu Touba ak bi nga xam ne moom lañ doon amal nag démb ñu dikkat nag ci biir xibaar yi ci kàddu yi nga xam ne Thierno Birahim Mbacke bu borom daaru ca Sikori yëkkati na ko nag démb di ñaawlu nag taxawaayu Assemblée nationale rawatina nga xar kanam gi ñu wane altine ginnaaw bi ñuy samp 14e législature bi kilifa gi tam waxaale ak ndaw ñi ne ñoom nañu jël seeni ay responsabilité leneen ci wàllu xibaar teen tubaab ci commune bu Sindia département de Mbour foofu askan wi nag jóg ne nañ leen defaral ñuulal leen tali bi nga xam ne moo jógee teen tubaab wuti ngeexoon ndax jafe-jafe la ci ñoom saa yu ñu bëggee dem Mbour wala bokk gox ya nga xam ne moom moo ko wër ci kanam tuuti nag ñu dikkat yéen ci li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi Chimère Diop ci xarala bi Simon Faye ci micro bi bismillah dal leen ak jàmm salaamaaleykum. Zik FM la rajo leader ñaari néew la ñu génnee nag démb ci marché Gueule Tapée bu kaas bi fii ci Ndakaaru ginnaaw bi càpp dal daanoo seen kaw ñu bëri nag daanaka dal bi daanu seen kaw waaye sapeur pompier ñoom ñoo leen mujjee xettali am na ñenn ñu bëri ñu ci amee ay gaañu ba ñu rawale leen diggante ay hôpital yu mel ni Dalal Jàmm ak bu Parcelles Assainies yëf yi am nag démb ci ngoon si muy ñaari nit ñoo xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan ak ñeneen ñu ci amee gaañu loolu nag di indiwaat mbir mi nga xam ne moom mooy kaaraange gi ci biir marché yi ak tam yenn anam yi nga xam ne noonu la ñuy tabaxee wala anam yi nga xam ne jaaykat yi ci la ñuy nekkee 8h jot ba tegal fanweeri simili ak benn. ci wàllu wér-gu-yaram grève généralu ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru satumbar wi ñu toll fédération des syndicats de la santé di ko woote ñoom kilifa yi bëgg nag ñaawlu ne ni ñu ñàkk yemale waa santé bi ci anam yi ñu leen di faye waaye ca wér ga F2S di ñaawlu tam bor bi nga xam ne couverture maladie universelle amel na ko waa Kër Docteur tax na nag ba doxalin yu bëri wala boog Kër Docteur yu bëri nekk ci jafe-jafe rawatina ci wàllu koom waaye waa F2S tam di ñaawlu li nga xam ne dafa mel ni dafa taxaw seen waxtaan yi ñu doon amal ak kees ministère bi leen jaboote ak yu bëri yoo xam ne waroon nañ ko waxtaane te boobaak léegi daal mi ngi tàgga témbe Cheikh Seck yor kàddu fédération des syndicats de la santé ci micro Alassane Balde. état dañu waxtaan ak moom ñu signé protocole le 10 mai ñu xaatim ne dafay joxe indemnité de logement ñu xaatim ne day joxe indemnité de risque mais moment bi application bi amee ñu tànn ñenn ci fonctionnaires yi jox leen am ñeneen ñu ne duñ leen jox ci loo xam ni teguñu ko fenn du lu ñu signé ak ñoom du lu ñu waxante ak ñoom risque yi ñuy jël kay faj ak ka nga xam ne mooy agent facturation ak ka nga xam ne mooy brancardier beeg ambulancier bi ñoom ñoo ci yem donc tey jii loolu lépp muy indemnité même bu mënul tolloo ku nekk daf koy war a am et loolu mooy yoon ñu am moment boo xam ne aussi ñu ngi doon waxtaan pour personnel contractuel bi nekk ci hôpitaux yi gis nañ ne hôpitaux yi boo jëlee juróomi nit ñu fay liggéey ñeenti ñëpp pratiquement hôpital bi moo leen di fay état def na jéego génn enveloppe presque 8 milliards pour mu couvrir charge yooyu mais ñun lu ñu ci jaaxal mooy dañ ko joxee loxo ndeyjoor récupérer ko ak loxo càmmoñ boo jëlee hôpital bu ci nekk bu dekkee ñeent la ñu jël ñett ne ñooñu ñëpp duñu bokk ci indemnité de logement yooyu day poser problème ñu ne leen mais mënoo jox nit xaalis ba pare nga ne loolu lépp du ko am moo tax ñu daan ni vraiment mënuñu toog di continuer di xool loolu leneen li jëm na ci négociation sectorielle yi nga xam ne depuis boobu ba tey gis nañ ni continuer wul ñu war ko woo te commencé woon nañ ko muy ministère de l'urbanisme muy ministère de la fonction publique muy ministère des collectivités locales muy ministère bi jëm ci mbirum santé jëm na ci subvention yi nga xam ne tey jii moom la ñuy jox hôpitaux yi ku nekk xam na ni hôpitaux yi seen charge yi yokku na mais état bi depuis 15 ans même montant bi mu doon jox matul 19 milliards ñu koy séddale hôpitaux yëpp alors ku nekk gis na ni budget ministère de la santé yokku na te fi mu toll ni dañu war a woote loi des finances ñun dañu réclamer na au moins ñu tripler ko loolu moom mooy sax ba hôpitaux yi am doole pour mën a jël en charge correctement li nga xam ne moom la leen liggéeyloo. Cheikh Seck yor kàddu fédération des syndicats de la santé ci ab grève boo xam ne F2S mu ngi koy woote ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru satumbar wi nga xam ne ci la ñu dëkkmal ñeneen ñoo xam ne tam dañoo mer di waa teen tubaab ab gox la bu nekk ci commune bu Sindia ci département bu Mbour foofu askanoo nag la ñu bëgg moom moo di ab tali diggante teen tubaab ak Ngexo ñu ñuulal leen ko ndax ne xàll woowe la ñu am ngir mën a yegg Mbour doxi seeni soxla tam ci yeneeni gox yu leen wër waaye dee doon jafe-jafe lool ci ñoom rawatina ci jamonoy nawet bi nga xam ne ci lañ toll tax na nag ba ñoom def nañ ci manifester ngir kilifa yi leen war a dégg leen mën leen a xettali Yacine Diong yor seen kàddu dénk ko Alioune Badara Sonko. waxat rek aussi que ñu ngi ñaanaat état defoon nañ benn marche bu yàggul dara
di wax ci situation suñu route bi ñu ngi siy ñaanaat état di ko si gën a ñaaxaat ñu gën ñoo jàppale ci suñu yoon bi parce que yoon bi tënk ñu ak période hivernage bi daf ñoo gën a tënk dañoo gën a tëj boo waree dem xëyi tey mënoo am oto nii boo waree dem boo amee malade tey nga war ko évacuer tey à Mbour wala région de Thiès da ngay am problème parce que tey gis nga yoon bi benn oto mënu fee jaar même suñu oto mbalit sax pour mu ñëw jël si mbalit bi c'est tout un problème parce que gis nga yoon bi ñun ñoo ko gisandoo yëpp ñu ngi siy ñaan yi état daal lu ñu si mën a gën a jàppale daal mu jàppale nga xam ne on est dans le besoin. ginnaaw Mbour nag ñu dem Fatick nga wax fa lu jëm ci wàllu mbéyum ceeb bi ca Diofior rawatina ñi nga xam ne ñooy béy ceeb yaakaar nañu ren di daal xëy na ñu góob loo xam ne gëj nañ ko gis wala bokk mësuñu ko am ndax ren ji yaakaar nañ ne Diofior gën kaa néew juróom-benni tonnu ceeb dina fa génne waaye loolee yëpp bu amee dafa fekk am na jumtukaay ci wàllu ndox ak yeneen yoo xam ne ay projet jot nañ ko fa amal te ñi leen di jàppale lu mel ni Fonds africain de développement indi na ci wàllam ci lu am solo loo xam ne tax na sax ba seeni ay kilifa demoon ba ci Diofior nemmeeku ji réalisation nga xam ne def nañ ko fa ak yaakaar ga nga xam ne askan wa am na ko ci mbéyum ceeb bi nga xam ne séntu nañ ñu gis ci seeni bopp ren ji ca Fatick. Alioune Badara Sonko. ak nawet bu baawaan bi nga xamante ne moom lañ nemmeeku ci atum ren ji ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci mbéyum ceeb bi nekkee ci commune bu Diofior ñoom ñu ne ren ñoo ngi xaar production bu toll ci 6 tonnes. mais ren ñu ngi xaar lu dem ci juróom-benn tonnes lu tax mooy niveau ndox mi ñu am ren mosuñu ko am ci fan depuis 2011 ñu commencé ko ba ren ci niveau bi ñu am ren ci ndox wax dëgg ba yàlla mosuñu ko fa am donc gëm nañu ne comme ceeb dafa nangu ndox bëgg ndox gëm nañu am yaakaar yàqin ne ren dina fa am ñoo xam ne dañu am 6 tonnes à l'heure. d'ailleurs sax ñoom ñiy dem bay xam le ni gannaaw ouvrage hydro agricole yi nga xamante ne moom la PDRS taxawal ci biile gox tax na sax ñu récupérer lu toll ci 695 hectares yi nga xamante ne xorom si daf ko nangu woon. objectif bi c'était à peu près 9000 hectares am nañ ci récupérer nañ ci à la fin du projet plus de 7200 mais tey d'ailleurs après la fin du projet diggante 2020 nañ ko clôturer ak léegi boo defaatee beneen évaluation c'est sûr que 9000 hectares yi nañ ko atteindre tamit am nañu ay périmètres yu bari yi ñu waroon def ay aménagements yu de périmètre maraîcher ci objectif boo xam ne 500 hectares la léegi ñu ngi ci 545 hectares yi ñu def. en tout cas Fonds africain de développement bi nga xamante ne mooy partenaire financier bi le projet PDRS ñoom dañoo amal visite nemmeeku ci vallée Babou Yàlla mu nekk projet bi nga xamante ne askan wi rafetlu nañ ko rawatina ñi nga xamante ne ñooy producteurs yi. Alioune Badara Sonko moo doon jokk ngeen depuis Fatick pour la rajo Zik FM. Alioune Badara Sonko fii ci Ndakaaru 8h moo jot ba tegal fanweeri simili ak juróom-ñett. Zik FM Dakar. màggalu Touba démb la woon téeméer ak ñaar fukk ak ñetteel bu édition bi ñu ngi ko doon amal ca dëkk bu tedd ba ñuy xaarandi nag naka tey ji délégation bu gouvernement bi ñu dalal ko ci ab cérémonie officielle délégation boobu ministre de l'intérieur war ko mën a jiite waaye nag màggalu Touba tam mooy kàddu yi nga xam ne Thierno Birahim Mbacké yëkkati na ko naka démb ca Chikori ca moom mi borom daaru yëkki kàddu nag ñaawlu taxawaay bi nga xam ne député yi wane nañ ko altine keroog biñ leen di samp ni ki 14e législature moom nag nee na taxawaay boobee du taxawaay bi nga xam ne moo gën ndax ay jafe-jafe mi ngi ci réew mi sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew mi ñi ñoo waroon leen mën a taxawal ci seeni soxla moo gën ñuy xiiroo ak ŋaayoo ak xeexoo ci assemblée nationale Thierno Birahim Mbacké ci kàddu yoo xam ne suñu natango Birahim Touré moo ñu ko taatanal. assemblée yoo dem ci àdduna bi am na xëccoo am nay werante léeg-léeg sax ñu xaw a mel ne lu laalante ci seen biir mais nag bii moom dafa ëpp ñoo xam ne dañ leen a yaakaar ngir ëllëg ñu am na ñu présenté ko am na noo xam ne buñ ñu doxalee devant tout le monde tout le peuple du Sénégal mais nag ci ñun ñu leen fal la ndax buñ leen teeylu woon seen i comportement ca bañ koy soxla seen i raisonnement ca bañ koy soxla seen ay façon de faire ca bañ koy soxla doon nañu woon mën a amuk teey akuk dal gu ñu tànne ba tey lii ñu dal nii yooyu ñu dal au lieu ñu nekk fii di xeex y a tellement de problème mën nañ ko régler regarde doomi sénégalais yi nekk ci bitim réew ces citoyens sénégalais yooyu nekk ci biti la ñu waroon ñu jéem a xool nu ñu def ba régler seen situation au lieu ñu nekk fii di xeex ak koppaloo ko def yu ñàkk fayda yooyu tamit nawet baa ngi nii passé gul sax laay wax passé gul Ndakaaroo ngi inondé un peu partout ñoom ñu fal leen ñu dem foofu taxaw fa di xeex ak xuloo ko saaga nañ ko tas ñu organiser waat ko ñu xool neneen nu ñu def tamit am na yoo xam ne c'est trop.
Birahim Mbacke yemu ca ndax yëkkati na ay kàddu jagleel kon ndaw ñi rawatina ñi nga xam ne dañoo am yaakaar ci yenn acteurs politiques yi ne ndaw ñi nañu jël seeni responsabilité ndax du ku leen woo ci mbir rek ñu war caa mën a dem nañu segg bu baax a baax xool seen taxawaay ak li nga xam ne war nañ ko mën a def te nag di bañ a topp ñenn ñoo xam ne dañ leen di woo ci ay mbir yoo xam ne ëllëg du doon gëneel ñu déglu ko ba léegi ci ay kàddoom. ñun Sénégalais yëpp war nañoo retourner dellu si waat ak suñu conscience ñu toogaat ñu xalaat ñu waxtaanaat bañatee topp rek koo xam ni day jóg wooñu rek ci benn affaire rek ñu dem engagé wu à 100% dem fekk ko ci sans réfléchir moom objectif am lan la pour mu wooñu à ce que ñu wuyju ko kii ñuy woo mooy kan ak lu tax mu ñuy woo ak fu mu ñu woo jëmee parce que politiciens yi fii léegi ñu ñuy jiite ñu bëgg a jiite ñu di leen bàyyi ñuy ñëw fii dinañ def lii bu ñu faloo daañ def la déedéet yooyu lañ war a dakkal ba pare xam nga yooyu bu dakkee ñu toog ñu segg balaay élection di am ñu woo leen ñoom ñëpp ci télévision ñu def ay débat wax kenn ku nekk wax sa programme waxuñu nga saaga waxuñu nga xas parce que diw li mu yor baaxut ni mu ko yoree baaxut ku mu neex nga wax ko mais yow xoolal li nga yor ak ña tax nga yor ko li nga ciy gérer demal nga laaj leen ndax li ngay gérer lépp neex na leen ba pare kii boole lépp ñëpp yor nag boo bëggee mu mën a satisfaire ñëpp yàlla rek a mën a satisfaire ñëpp te defu ko kon léegi am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ñun ñooy jariñoowaat suñu bopp ñun ñooy nanguwaat suñu bopp moo tax ma bëgg ñun ndawu Sénégal ñu jël suñu responsabilité ñun nanguwaat suñu bopp nanguwaat suñu dëkk. màggalu Tuuba bi kon jeex ñu bëri de jëlaat yoon wi di ñibbisi waaye yoon yooye jafe-jafe yi bëri na ndax xayma nañu lu ëpp téeméeri accident ak juróom fukk nag ren ji ak lu tollook ñaar fukki bakkan ak benn yoo xam ne rot nañ ci kon sapeur pompier yi moom chômé wuñu benn yoon buñ ko méngale ak daaw kon yëf yi dafa mel ni dafa takkar naa siwaat nag ren ji ndax accident yi bëri na lool donte nag ñu bëree def nañu seen kéemtalaay kattan ngir wax ak askan wi wax rawatina ak chauffeuru transport comme yi ñu ci mel ni association des camionneurs et chauffeurs autobus du Sénégal ñoom nag ñaawlu nañu accident yu bëri yi am ren ji ci màggalu Touba ne ñu def nañu seen kéemtalaay kattan sensibiliser waaye mbir maa ngi nii ak ñi nga xam ne ñu bëri ñàkk nañ ci seen i bakkan te ca ñooñee ñu nemmeeku ci ay conducteurs dóoru rawatina ñu ñuy tuddee borom jakarta yi tax na nag ba association bi di sàkku ci kilifa yi ñu jël matuwaay yi ci war ngir xeetu accident yu ni mel bu bés yi ni mel tam amee ñu bañ koo gisati ñu déglu ci Pape Seck kenn ci kilifay association des camionneurs et chauffeurs autobus du Sénégal dénkaay kàddu Fatoumata Diop ca Touba. ñun moom ren def nañ ci effort yoo xam ne sax kawe na suñu njox ndax képp ki nga xam ne acteur transport nga ak foo mën di nekk Sénégal am nañu ab lëkkaloo ba ngi def ay campagne de sensibilisation pour que ñu muy mën a indi nit ñi ci jàmm delloo leen ci jàmm waaye nag effort yooyu ñu def yëpp ak taxawaay boobu tërëwul am na lu métti loo xam ne am na ci màggalu ren gi muy fukki nit ak juróom-ñeent fii ñuy wax ak yéen ñàkk nañ seen bakkan ci accident de la circulation te loolu mën naa ne ci juróomi fan képp la le 10 ba le 5 lu toll ci maanaam juróomi téeméeri sorti ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 596 sorti sapeur pompier def nañ ko lu ëpp juróom-benn téeméeri nit nekk nañu ay victimes ci accident yi fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakken ci fukki nit ak juróom-ñeent yooyu li ci gën a doy waar mooy juróom-ñeent yëpp ay moto Jakarta la ñu yore kon yaakaar naa ne am na liggéey bu mag bu ñu war a defaat ci sensibilisation jëm ci ñi nga xam ne ñoo dawal moto Jakarta. leneen ci wàllu xibaar nag li ñu war a waxtaane mooy wàllu tàggat yaram ak trophée yi nga xam ne waa fédération sénégalaise de football bëgg nañ ko wanale ko askan wi wanale ko ak ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu googe trophée yi nga xam ne équipe nationale yu Sénégal yi ñu jagleel ñi yées fukki at ak juróom ak ñeneen ñu yées fukki at ak juróom ñaar fukki at kon muy ñi demoon tournoi UFOA U15 ak tournoi UFOA A U20 amoon fa ndam nag ñoom dañ leen di wanale ak askan wi naka tey ji ak trophée yi nga xam ne gagné nañ ko cérémonie bi nag président bu fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor moom moo ko fas yéene jiite profito ci sax ngir tamit mën a fexe jox gars yi prime yi nga xam ne moom la ñu yellool jagleel ko nag ñaari sélection yooyu nga xam ne indiwaat nañu ndam ci Sénégal. Zik FM. lenn li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi naka tey ji ci suba ñu njëkkee ko ci Le Soleil dikkaat ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetteelu màggal bu Touba ne Touba moom daanaka ñëpp fa nekkoon ndax gët yëpp fa la nekkoon naka démb réew mi quotidien ne lu ëpp 3 millions doomu aadama ak genn wàll ñu ngi woon ci grand màggal bu Touba enquête moom fësal mbégte mi ak yu jafe-jafe yi nga xam ne moom la àndal naka ren ji ci fànn yu bëri rawatina ginnaaw bi mu junjee
Quotidien lu jëm ci wàllu accident yi las tamit ne tàngoon na ren ji waaye teewul it ñaan am na ku ci nekk ku ne ak na nga dundee màggal gi lépp nag ngir sargalal sunu borom ànd ci ak Cheikh Ahmadou Bamba waaye nag las tam di ñaawlu ne yoon yi moom ci kaw yoon yi xayma nañu ñaari fukki nit gën kaani wala sax lu ko ëpp ci ay accident ci yoonu Touba. L'Observateur ne téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetteelu màggal bu Touba ren ji lépp daal daanaka mën nañoo wax ne mbégte la donte nag taw bi ak jafe-jafe yi nga xam ne indi na ko waaye teewul taalibe yi moom pas-pas dëgg lañ ci àndal nag ren ji L'Observateur waxtam ci diggante Macky ak Mimi ne diggante la boo xam ne bëri na luñ ci mën a nettali Vox Populi ne ren ji li ñëw Touba géej nañ ko gis waaye teewul tali yi moom métti na lool ndax ba démbu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti nit la ñu xayma ci ay accident de la circulation ñaar fukki nit ak benn ñàkk ci seeni bakkan ci geneen fànn nag ne Macky moom taxaw na ngir defante ko ak opposition bi source a dikk ci màggal bi nga xam ne mi ngi amee diggante mbënn mi ak tam accident yu bëri ne nag pas-pasu taalibe yi ak tam jafe-jafe yi nga xam ne moom la àndal source a tam di ñu xamlante ki nga xam ne moo gën a néew at ci assemblée nationale bii nga xam ne moom lañ doon installé keroog altine te mi ngi tudd ne Soxna Ba. Le Quotidien wax lu jëm ci tànneefu premier ministre bi ne Macky Sall dina leeral lépp suba te bu ñu xamee tur wi gouvernement bi dinañ ko taxawal daanaka ci saasi Les Échos nag ne premier ministre bi ak gouvernement bi ñu war a xam ci lu yàggutul dara ne Macky Sall nommé na gouvernement bu ci pare nag doog a dem Londres ak New York Les Échos yemu ca ndax wax na tam lu jëm ci Touba ne fees dell la def doomu aadama yu bare bare teew fa naka démb waaye teewul ci yoon yi xayma nañu ñaar fukki nit ak benn ñu ci ñàkk seeni bakkan Sud Quotidien ne Assemblée nationale Mimi Touré amaana ñu tere ko fa yenn yi Walf Quotidien tam wax lu jëm ci Mimi Touré mi nga xam ne dafa taxaw temb ni troisième mandat du fi am ne nag mi ngi accéléré cadence bi Grand Magal bu Touba ren ji ak jafe-jafe yi nga xam ne njaboot yi nga xam ne dañuy dalal ay gan am nañ ko naka ren ji ñu jeexale nag lu ci mel ni record di wax ci wàllu tàggateram ak match amicaux yi nga xam ne Sénégal war na ko amal ak ñaar fukki joueur ak juróom-ñeent yi nga xam ne moom la Aliou Cissé di convoqué am na ci juróom-ñaar ñoo xam ne ay joueurs yu bees lañu yoo xam ne Aliou Cissé woo na leen stade nag wax ci alerte rouge bi nga xam ne moom moo nar a am ci tanière bi laata match amicaux yu Bolivie ak yi ñu war a football contre Iran. Sunu làmb nag di fàttaliwaat ci atum 1956 Demba Thiaw mi nga xam ne moo daanoon Fodé Doussouba muy defetam bu njëkk ci atum 1958 sunu làmb nag def ci enquête ci ni nga xam ne téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti village diggante ay lébu